dal leen ak jàmm ci xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci lu tukkeetee ci mbas mi juróom fukki doomi aadama ak ñeent ñoo dolleeku ci lim gu ko fi jot a am lu toll ak fanweer ak juróom-ñeent dolleeku ci lim gu jot a fa jàmmul benn bu dolleekuwaat ci lim gu fi jot a ñàkk seen bakkan Abdou Faye di kenn si ay complice Boy Djiné la ay camarade de violon wu commissariat central bu Dakar fekk mu xaru démb ci suba gannaaw ba mu pendre boppam ci lu ñu wax di mbir mu doy waar lool te yéeme gannaaw ba ñu ko waree woon sax présenté ci même bés bi procureur waa nag FRAPP ak famille Abdou Faye amal nañu tey am ndajeek taskatu xabaar ya daal dinañu yëkkati sax ay kàddu ya nga xamante ne ni dinañu leen ko tegtal ci kanam tuuti ci bu ñuy yaatal yi lee jotaayu xibaar chauffeur ba camion bu mbëkkoon auto waa Leral TV ba ñetti agent wu groupe de presse boobee daal di si ñàkk seen bakkan daal dinañu koy reconnaître coupable ci wàllum délit d'homicide involontaire ak défaut de maîtrise moom nag la ñu teg ci ndodd damit danañ leen ko xamal ab gaal bu yeboon téeméeri Sénégalais ak juróom fukk moo suux ca diwaanu Maroc lim gu takku ca doomu Sénégal yooyu daal dinañu si des gannaaw ba ñu ca ñàkkee seen bakkan am na nag lim ga ñu rapatrié ñoom ñooñee di rescapé sax daal dinañu leen di indi fii si Ndakaaru vidéo ñaari paa yi nga xamante ne ni jël alalu jàmbur la ñu def métier maanaam sàcc mi ngi wër boobu ba tey réseaux sociaux yi ñaari paa yooyu nag defuñ lu dul sàcc ab iPad 2019 ba nga xamante ne ni ñu ngi ko xayma ci koppar gu takk lool ñoom nag ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu sàcc boobule iPad ñoom ñoo jël vidéo bi ci caméra de surveillance bi daal di koy biral ci réseaux sociaux yi gannaaw ba ñu nekkee di leen di wër ca Kaolack danañu fa dem addu rek ci mbirum kilifa bu Y'en a marre moom nag police bu Kaolack daal dina koy teg loxo si ba mu doon participer ci ab marche ba ñu fa doon amal moom moomee sax da doon fippanteeg policier ya ba jëlee na fa sax ay gaañu ci mbaggam wi ordre des avocats du Sénégal mujj nañoo tranché ñoom ñooñee bàyyeeluñu benn yoon seen naataango bile di maître Abdoulaye Babou moom moomee sax gannaaw décision bu ñu jël si moom daal dina si addu réaction ngam danañ leen ko dégtalit ci kanam bu ñuy yaatal yile jootaayu xibaar mu def malaise bu graaw weer yële ñu génn ba ñu ko évacué ca réewum France bu ñu nga xamante ne nii fa la ñu ko hospitalisé woon weeru mars yaa xam bay patron journal bii di Le Soleil daal dinay dikkaat ci feebaram bu doy waar boobee am kàddu yamu ca dal di xamle comme ay leeral Seydina Alioune Seck rakk boykat bu siiw bii di Wally Ballago Seck juróom benn weeru kaso avec sursis la doon risqué ngir faux et usage de faux si ab document administratif moom nag niki tey jii ci alxames gi la ñu ko doon attewaat la fa tukkee ci xibaar yëpp it danañu leen ko xamal ma di bajaan di feccikatu faramaaxleen bii di Wally Ballago Seck daal dinay takkaat soxna niki démb ci àllarba gi rangu mi ngi place am ba tey gannaaw ba mu coppiwulee lenn ci melokaanam la koy firndeel bokk na ci nataalam ya nga xamante ne ni daal dina koy biral loolee yëpp bu yembee daañu si toftal xibaaru tàggat yaram bu ñu koy ndar képpee mbokk yi loolee mooy tënk yi ngeen taaxir lu nees tuut rek gannaaw bàkk bi ñu daal di dikkat yéen ci yaatal wi. seeni mbokk ak seeni njaboot dañu tàmm di leen yónnee xaalis application TapTap Send mooy solution bi lu ko dalee Europe ba fii nga yónnee xaalis frais fixe yi €1 dong la fii ci Sénégal ngeen jot xaalis bi directement ci seen kalpe Orange Money te doo fay benn frais ci retrait bi ak TapTap Send soxlaatul kenn di déplacé wu seeni mbokk dañ leen di yónnee xaalis depuis France Italie Espagne Allemagne Hollande Belgique tëdd ci seen canapé jël seen téléphone ak application TapTap Send yónnee leen xaalis bi ngeen jot ko ci seen kalpe Orange Money jëf TapTap Send. mu ngoog maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñu safoo Dakar Buzz ngir taataan seen i ay xibaar yu wér te wër mbas mi la ñu koy dooree comme ni ñu ko tàmm di defee si suñu réew mi di Sénégal tey junney doomi aadama ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent la ñu testé juróom fukk ak ñeent ñoo ci amee coronavirus bi fukk ak ñett yi dañu leen wàll fukk ak ñeent fukk ak benn yi di ay cas communautaire bu weesoo ñooñi fanweer ak juróom-ñeent faj nañ leen ñu dolleeku ci lim gu ñu jot a faj juróom-ñaar ca ñu amee tawet wi sonn nañu ba ñu nga sauvetage tey nag amul kenn ku dolleeku ci lim gu si jot a ñàkk seen bakkan ba ñu amee suñu kaa bu njëkk ci bile feebar ba jamono ji may wax ak yéen ñeent fukki junney doomi aadama ak benn ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ñoo ko fi jot a amee si ñoom ñooñee ñeent fukki junney doomi aadama ak ñeenti téeméer ak ñeent faj nañ leen ba ñu wër junney doomi aadama ak téeméer ak juróom fukk ñoo si jot a ñàkk seen bakkan jamono jilee ñaar téeméeri doomi aadama ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñoo amee coronavirus bi si suñu réew mi di Sénégal ñu leen si traité Abdou Faye di
kenn si ay complice Boy Djiné la ay camarade mu violon wu commissariat central bu Ndakaaru fekk mu xaru démb ci suba gannaaw ba mu pendre boppam di mbir mu doy waar te yéeme gannaaw ba ñu ko waree woon sax présenté ci même bés ba procureur bu ñu sukkandikoo ci ay sources yu wër Abdou Faye njàmpe la faate boppam mu doon mbir mu jaaxal ñu bëri ndaxte rek motoon nañu fukk ca cellule ba waaye nee nañu daa xaar daal ba suuf sedd rek mu dal di def li ni mel ba tey rek ci mbirum Abdou Faye complice Boy Djiné bu pendre boppam démb ca commissariat central bu Ndakaaru moom nag jotaat nañu xibaar sax ñu ne ci grille système aération douche ya la pendre boppam ak njàmpe ba mu nëbboon ci yéreem ya Abdou moomee sax njëkkoon na bëgg a xaru ba mu nekkee en garde à vue ca section de recherche ndaxte amoon na guddi ba nga xamante ne ni nee nañ da doon mbëkk miiru chambre sûreté ba laata gendarme ya di gaaw rek di ci intervenir pièces ya nekk nag ca commissariat central yëpp am ay caméra de surveillance ba mu des douche ya famille yu Abdou Faye daal dina ñuy woote tey janoo ko taskatu xabaar yi jaarale ko ci waa FRAPP bu Guy Marius Sagna jiite ñoom nag dañoo njëkk a def 1 minute de silence laata Guy Marius Sagna di jël kàddu xam le ni Fallou Faye rakku ba Abdou Faye daa xëy démb dem commissariat ba daal ngir yóbbul frère am bi ndekki ba mu demee nag waxuñu ko lenn ci génnub àdduna frère am bi ba waa famille bi rek di gis ci réseaux sociaux yi ne Abdou Faye daa dal di xaru Guy nag nee na loolee ab maquillage képp la maanaam lu ñu teg rek ci loxo nit yi la tey naan police bu Sénégal institution bu violente la tey naan nag kii di Abdou Faye mënula pendre boppam foofee ndaxte foofee doo fa yor lenn loo mën a jëfandikoo ngir mën a xaru bàcc rek néeg ba ñu autorisé nga saw sax ci bouteille nee na dañu koy surveiller ci noonu muy sàkku yoon def liggéeyam ci mbirum ki nga xamante ne ni moo di Abdou Faye Pape Ali Faye di waajur bu góor Abdou Faye nee na mercredi la ñu ko woo ne ko jàpp nañu doomam ji di beer ñu ne ko daal dinay génn àdduna si noonee mu ne nag gëmuñu pendaison bu police wax tey sàkku yoon def si liggéeyam ci noonee mu ne turandóoram moo ko mujjee gis laata muy ñàkk bakkanam te nee na rek ba mu koy gis amoon na ay gaañu ci yaramam ba loolu weesoo la ne nag doomam ji ku baax la woon bëgg famille yam te Jurbel sax la nekkoon ba mu ñëwee Dakar mottul fukki fan laata ñu leen di xamal ni daal dinañu koy teg loxo diggulee te ñu koy tëj kaso ba tax rek mu ne nag ñoo ngi sàkku ñu wax leen dëgg bi yëpp ci mbirum seen doom ji lee di Abdou Faye ngir ñu mën koo denc dans de meilleures conditions bu ñu sukkandikoo ba tey ci papaay Abdou ñoom famille bi yëpp xamuñu rek lenn ci relation bi nga xamante ne ni am na si diggante seen doom ak kii di Boy Djiné maanaam daal xàmmee wuñ ko muy ànd ak Baye Modou Fall. Abdou Faye atub 1990 la juddu nekkoon marchand ambulant amul soxna amul it doom bu ñu sukkandikoo ci ay famille am ma junj leen ko ci bopp xibaar yi chauffeur ba camion bu mbëkkoon oto bu waa Leral TV ba ñetti agent au groupe de presse boobee ñàkk ca seen bakkan daal dinañ koy reconnaître coupable ci wàllum délit d'homicide involontaire ak défaut de maîtrise ci noonu tribunal bu Tambacounda daal dinay gàcc ci ndoddam benn atub kaso lëmb bu weesoo loolee daal dinañu koy àllamaan 106 000 francs CFA yu mu war a fay trésor public per même sax dañu ko dal di suspendre ci diiru ñaari at intérêt partie civile yi dañu ko réserver bu ñu sukkandikoo ci journal bi di observateur. Leneen ab gaal bu yeboon téeméeri sénégalais ak juróom fukk moo suux ca diwaanu Maroc juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti rescapé nag la ñu si rapatrié ba indi nañu leen aéroport international Blaise Diagne. Directeur des sénégalais de l'extérieur di Amadou François Gaye moom moo leen dem accueillir gannaaw ba mu leen doon jéemee sermoné ñu bëri nag si ñoom ñooñee ëppoon téeméer ak juróom fukki sénégalais ca gaal ga dañoo ñàkk seen bakkan gannaaw ba si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent képp génnee ñoom nag seen gaal ga mi ngi jógee ko woon Mbuur def na boobaak léegi fukki fan ak juróom gannaaw ba ñu réeree ci yoonu Espagne wi vague yi ñoo leen daal di entraîné ca Dakhla nekk ca Maroc si talaata ji si noonu la marocain yi saisiré Sénégal ngir yeggee leen mbir mi ba ñu leen recensé ba noppi nag la ñu leen embarqué ci ab roplaan Royal Air Maroc laata directeur des sénégalais de l'extérieur Amadou François Gaye di dem gàttandeku leen ba noppi décidé giseek ñoom bés yu ñëw dig na leen it ay financement
opération bu ñuy wax bouclage du littoral bu ñu déclenché ngir renforcer kaaraange ba territoire douanier bi tax na ñu teg loxo 4,5 tonnes faux médicaments ci diggante Mbaling nekk ca Mbour ak Thiaroye fii si Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci communiqué wu douane sénégalaise yi marchandise boobee ñoo ngi ko lakkoon ci ay saaku ngooñ douanier yi daal di nañuy teg loxo kañu ko doon yóbbul boobule marchandise ba noppi découvrir quantité gu rëy lool ci garab yooyee ci ab kër bu nekk wetu marché Thiaroye ca quartier Mbour 2 bu Thiès tamit ay éléments yu brigade d'intervention polyvalente daal di nañu fay saisir altine bi ñu génn ci ay booru 18h ab explosif 25 kilogrammes xibaar bi nag benn source policière moom moo ko daal di biral tey xamle sax ni dañoo demee professionnalisme ci waxtu bu mbir mi amee ngir muccal ña yeewoo ca koñ boobee ci boobu les dangers explosif boobee ñoo ngi ko jagleloon mine ya gannaaw ba mu waree woon servir forage puits minier yi waaye nag police bu Thiès daa ignoré guma circonstance yu tax ñu transporté ko ba gisee ko Mbour 2 source bi nee na bëgguñoo woon tiital askan wa moo tax ba ñu jotee xibaar wi ñu yeggee ko waa BIP ñu yebal seeni ay éléments ñu daal di fay dem jël explosif ba loolu weesoo la xamle sax ni ñoo ngi amal jamono ji enquête ngir xam ci yan circonstance la ñu abandonné boobule explosif foofee ci fàttali fii ci Sénégal société française bi di groupe EPC moom moo am monopole explosif yi ni mel waaye entreprise bi di Minex moom moo yor wàllum njaay mi ba tey ngeen di taataan seeni ay xibaar fii ci Dakar Buzz ma jubali ca dëkk bu sell boobee di Touba foofee nag benn waay bu am ñeent fukki at la ay taalibe fekk mu ñàkk bakkanam talaata bi ñu génn ci suba ci wetu këru ba ndem ci yàlla Njuga Kebe ci yoonu Daaru Muxti bi ci noonu la taalibe ya woowee dëkkandoo ya ñu ñëw gis ne nit ka ñàkk na bakkanam ba noppi tax ñoom it ñu woo police ak sapeur pompier yi ñu dem fa dal di def constat d'urgence bi ba ñu ca noppee la ñu yóbbu néew ba morgue hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ubbi nañu ci it enquête ngir xam lu ko sabab. famille yu Oumou Sy nekk ca diwaanu Rufisque njàkkare la ñu nekkee jamono jilee ummi moomee nag ay atam toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar gisuñu ko depuis àjjuma bale ñu génn def boobu ak léegi juróom-benni fan bu ñu sukkandikoo ci famille am bi nga xamante ne ni boobu ba tey ñoo ngi koy jéem a woo ci téléphone am waaye mënuñu ko jot mi nga xamante ne ni daa woon na loot sax ba diis kër ga muy sëy la jógee ko woon bés boobee dem marché waaye boobee ba tey nag famille am xamuñu ci la mu nekk ndaxte ñibbisiwul benn yoon jural leen njàkkare wu rëy lool. vidéo ñaari paa yi nga xamante ne nii jël alalu jàmbur daal la ñu jël def ko métier mi ngi wër boobu ba tey réseaux sociaux yi talaata bi ñu génn sax yemoo woon nag juróom-ñetti fan ci weeru juin ñaari paa yooyee defuñu lu dul sàcc benn iPad 2019 bu ñu xayma ci valeur koppar gu bëri ci ab boutique bu ñuy wax Easy Service nekkee nag ci avenue Cheikh Anta Diop ñaari mag yooyee nga xamante ne ni seeni at wax na ëpp juróom fukk def nañu seen pexe daal baraas iPad boobee war a jar koppar gu bëri te kenn gisu leen ca caméra de surveillance ya nag la ñu gisee seen action ba maanaam pexe ma ñu nas ba jël boobule iPad tax ñu biral vidéo bi ci réseaux sociaux yi bàyyi fa seen numéro ngir rek ku xàmmee ñaari paa yooyee def li ni mel. politique candidature honorable député bi di Adji Mbergane Kanouté ca mairie ba la ay lingeeru Kaolack ak ay ndaw di sàkku ci ba ñu doon amal ab cérémonie de remise de financement député bi nag la mu leen tontu moo di dana def rek lu waa Kaolack yu ko def ci xolam bëgg ci noonu mu ne candidature am ngir mairie bu Kaolack Kaolackois yi ak Kaolackois yi ñoom ñoo ko dal di bëgg ba lu weesoo la xam leen ni nag candidat la ngir jox beneen xar kanam Kaolack boobee mu sokkee ko ca Kaolack laay des ak yéen ba tey démb kilifa bu Y'en a marre la fa police ba dal di teg loxo ci ba mu doon participer ci ab marche bu nga xamante ne ni amicale des travailleurs de l'électricité de la Sénélec ñoo ko fa doon organiser ba ko police bu Kaolack di jàpp nag kilifa da doon fippanteeg ñoom ba tax sax mbaggam wa daa déboîté ci fàttali kilifa nag da doon participer ci turu yem ci marche boobee amicale des travailleurs de l'électricité de la Sénélec organisé ngir sàkku ay contrat de travail. ba tey ci boobulee xibaar kilifa bu mouvement Y'en a marre mi ngi fanaan démb ca commissariat central bu Kaolack bu mu nekk en garde à vue moom képp nag la ñu libéré wul waaye ñeent fukk ak juróom yeneen ya ñu tegoon loxo ci boobulee marche bàyyi nañu leen ñu ñibbi ci guddi gi activiste bu ñu fa téye nag ñoo ngi koy toppee outrage à agent ak rébellion Alioune Sané bu Y'en a marre daal dinay dénoncé li ni mel ba noppi dut si baaraamu tuuma préfet bu Kaolack ex coordonnateur plateforme ñoo lànk administration
territorial gi daal la ca tuumal ne ñu bëri ñu si nekk ci ay poste pouvoir bi moo leen di guider te loolee la Sénégalais yi di xeex te dañuy wëyandi di koy xeex ba ñuy mën a soppi li ni mel ndaxte honoré wul démocratie sénégalaise bi. Ordre des avocats du Sénégal mujjee naa tranché avocat ya nag bayaluñu benn yoon seen naataango bile di maître Abdoulaye Babou ñu gis ne moo livré substitution wu procureur bu Diourbel Mamadou Seydou Diallo daal di koy jagleel si ba ñuy amal benn audience en correctionnel benn fan ci weeru juin ay kaddu ya nga xamante ne ni waxu ko jëmale ko ci Cheikh Ahmadou Bamba maître Babou daal dinay écopé si noone ab sanction disciplinaire conseil ordre des avocats bu Sénégal bu dajaloo démb ci àllarba gi juróom-ñeenti fan ci weeru juin ca maison de l'avocat gannaaw instruction disciplinaire bu bâtonnier bi di maître Papa Leyti Ndiaye décidé dañuy sàkku ngir ñu suspendre provisoirement ak effet immédiat ki nga xamante ne ni mooy di maître Abdoulaye Babou. Maître Babou mel na ni amul benn yoon njàkkare ci décision gu conseil de l'ordre des avocats bi moom nag nee na li ni mel yeggu ko fenn te moo gën a ndaw ci ay souci wam loi bi mooy protéger la liberté de culte ak les hommes de culte ci noonu mu ne dañoo war a xam ni bépp décision bu ñu ko notifié dafay offrir benn droit benn partie ngir mu mën a rejuger waaye itam xoolaat ci kanam cour d'appel lay doon wala sax fukk sut ci kanam cour suprême ba loolu weesoo la ñëwaat ci mbir yi ne ba ñuy amal audience ba procureur Seydou Diaw daa tudd Serigne Touba mu jóg ne ko procureur retiral tur woowee mu tontu ko ne ko maa tey ña nekkoon ca salle ba yëpp àllu ba mu wax taalibe Serigne Touba ya nekkoon ca biir salle ba ngir ñu génn bu ñu sukkandikoo ci moom substitut wu procureur Seydou Diaw la ñu waroon a sanctionné ndax gisul lu tax ci ab procès mu fay waxu ba Serigne Touba ñu ne ko yoonu Serigne Touba nekku ca mu tontu leen ne leen moo tey ci noonu mu ne sax dina toppandi bile dossier ba keroog muy sangoo suuf ngir dénoncer benn procureur bu osé attaqué kii di Serigne Touba maître Babou daal dinay xamle sax ni depuis ba Déguène Chimère génne àdduna la tëj këram gu nekk Mariste jógee ko Dakar dem dëkki foofee ca Touba si noonu mu ne photo yi ak yére Déguène Chimère Diallo ya yëpp ñoo nga ca kër ga tey rek waat na dootu fa fanaan ba keroog rek yàlla di koy jël mu fekk ji Déguène Chimère ca àjjana mu xamle ko. mu def malaise bu graw weer yële ñu génn ba ñu ko évacué ca réewum France ba ñu ko hospitalisé woon weeru mars Yakham Mbaye patron journal bii di Le Soleil dikkaat na ci feebaram bu doy waar boobee Yakham nag nee na ba mu doon solu ngir dem plateau ba ñu ko invité woon la def malaise nee na nag si noonu ne ña ko invité woon heure ba jot ñu koy woo fekk c'est waa kër ga jaxasoo ñu ngi wut la ko yóbbu hôpital laata ñu leen di wax ne kii di rek Yakham dafa def malaise ñu daal di jàllale xibaar wi waaye Yakham nee na loolee du gàccee te it feebar bi nekkul woon lu garaaw ndaxte feebaru xol la te ñëpp lay dal ba loolu weesoo la xamle sax ni Guy Marius Sagna ak Dame Mbodj seet si woon nañu ko. leneen luy wutale Aïssatou Seydi ak borom këram Mamadou Diop di immeuble bu plaignante bi di réclamer gannaaw ba ñu ko muté ci turam pareegul di feeñal ay mbir gannaaw ba ñu janoowee démb ci àllarba gi juróom-ñeenti fan ci weeru juin ñoom ay avocat yu partie civile beek défense bi délibéré bi ñoo ngi ko mujjee fixé àllarba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin ci ba ñuy amal plaidoirie yi ay conseil yu partie civile bi daal di nañuy assurer à titre principal gannaaw ba seen cliente bi Aïssatou Seydi saisiré chambre correctionnelle par citation directe jëmale ci kii di Mamadou Diop PDG bu ISEG ngir faux ak usage de faux waaye itam ngir escroquerie ba noppi di réclamer 500 millions ngir dommage ak intérêt maanaam genn wàllu milliard. Seydina Aliou Seck rakk boykat bu siiw bi di Wally Ballago Seck juróom-benni weeru kaso avec sursis la doon risqué ngir faux et usage de faux ci ab document administratif Faramarine bi nag tey ci alxames gi la ko deuxième chambre correctionnelle bu tribunal bu Dakar atte waaye dafa déclaré wu incompétent ba tax ñu renvoyé ko des fins de la poursuite fi mu ne nii nag lu des mooy xam ndax parquet day interjeté appel bi am déet ci fàttali Seydina Aliou Seck dañu ko tuumal ni dafa falsifié kayitu juddam ngir intégré benn club bu football bu nekk ca Espagne ngir sottal mbébétam mu judd atub 1993 Seydina Alioune Seck dafa wut beneen kayit ba nga xamante ne ni dañu see def ni atub 1997 la juddu ay avocat wam nag ñoo ngi ñaawlu absence su coacham bi ci procès ba ndaxte nee nañu Aliou Seck képp mooy victime ci bile mbir te nee na entraîneur am moo établir bile acte te gëm nañu yooyu lee kàddu mu leen xamal. Amady Badiane di feccukatu Faramareen bi di
Wally Ballago Seck daal di ne jëlaat soxna ni ki démb ci àllarba gi. Wally Seck staffam ak xarit yeeg jegeñaale yëpp sax demoon nañu teewee mariage ba. Ndiaga Euro Ameth Thiou ak ñoomin Youssou Dieng ñoom ñoo takki woon kooku ngeen di gis nag ci écran bi mooy madame Badiane ñu ngi leen di souhaiter heureux ménage. Concert Wally Ballago Seck bu muy amal le 12 Faramaren yaa ngi si waajtaay yi bu baax a baax jamono ji may waxee ak yéen soxna bu Wally Seck di soxna Aïdara desu si gannaaw benn yoon moom sax oto bu taaru loola la wàccee ca Grand Théâtre ngir réglage yu mujj yi. Actrice bii di Ilan daal dinay dégg alxayri la koy firndeel bokk na ci image yu mariage am bu mu biral ci réseaux sociaux yi bokk ci yooyee ngeen di gis ci écran bi amaguñu nag benn xibaar ñeel ki nga xamante ne ni moom moo ko jëlee ci rangu célibataire yi daal di koy duggal ci rangu marié yi. Rangu mi ngi place am ba tey comme ni ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi gannaaw ba mu coppiwulee lenn ci melokaanam la koy firndeel bokk na ci photom yooyee mu fësal teint boppam sol ci colin yu doy waar loolu comme ni ngeen koy gisee noonu ci écran bi. Ma addu ci xibaaru tàggat yaram bu ma koy ndar keppe mu doon ñaareelu buteur ci sélection bi gannaaw ñaari penalty wam yi ci ñaari match xarito ya ñu doon amal ci diggante Sénégal Zambie ak Cap-Vert. Sadio Mané mu yem ci ñaar fukki but ak ñett ci lu tollook juróom-ñaar fukk ak ñaari sélection mi ngi ci 8 longueur Henri Camara muy meilleur buteur équipe nationale bi ak fanweeri but ak benn ci lu tollook juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti sélection. Votre famille en Europe a l'habitude de vous envoyer de l'argent? L'application TapTapSend est votre solution. Depuis l'Europe, les frais sont fixes et ne dépassent jamais 2 €. Au Sénégal, vous recevez directement l'argent envoyé sur votre portefeuille Orange Money et sans aucun frais de retrait. Grâce à TapTapSend, plus personne n'a besoin de se déplacer. Vos proches en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Hollande, Belgique vous envoient directement de l'argent depuis leur canapé et vous le recevez dans votre Orange Money. Jërëjëf TapTapSend.